maa ngi tudd Aïssatou Gakou dëkk Croisement TP di responsable de base bokk ci parti APR Yaakaar. ban message nga bëgg a àggee askanu Fatick tey ci njeexitalu campagne effectivement ci njeexitalu campagne la ñu toll nii di campagne 2019 di campagne présidentielle muy moment yu am solo nag ci ñun ñi nga xam ne dañu nekk ndawal parti bi. ñun ñi nga xam ne dañu nekk jigéenu parti bi ndax suñu njiitu parti di Macky Sall dafa nekk koo xam ne da di doomu Fatick te ñu accueillir woon ko fi en 2000 mu dalal ñu ci politique te bi mu ñëwee di politique fii ci Fatick jeunesse bi dañ ko jox seen bopp mais jigéen ñi aussi jox ko seen bopp kon moment yi bu ñëwee jigéen ñi dañ ci war a am taxawaay bu am solo mais jeunes yi aussi dañ ci war a am taxawaay bu am solo. ci biir loolu ñu gis ci ndorteelu campagne yi mu yëkkati message jàllale ko di wax ak ay ñoñam ci biir loolu boo ko seetaanee muy wax ne wàcc leen seen 4x4 yi te ngeen dugg ci nit ñi mais bu ngeen di dem ànd leen ak des soldats de la communication man message am boobu moo ma dugg te moo ma yëkkati tey ma bugg cee def sama contribution ci njeexitalu campagne yi. yaa boo dugg si biir APR waaye bi mu ci duggee ak léegi lan moo di seetlu bi ñu ci def. Paul wax nga dëgg yàgguma dugg ci APR ndax APR maa ngi ci dugg officiellement le 8 mars 2017 ki ma dugal APR officiellement ñëpp xam nañ ko mooy l'ambassadeur directeur des Sénégalais de l'extérieur mooy Papi Souri Kaba mais ma dugg nag dugg bu am doole. parce que du moom moo ma jiitu ci Macky Sall mais moom moo ma jubalewaat ci Macky Sall foofu mu def fa politique bu am solo boo xamante ne man jàpp naa ne dafa contextualiser plan Sénégal émergence ci biir démarche am parce que dugg naa APR mais dugg naa fa ak 10 000 voix ku ma xam-xam ne une base nationale laa am ku ma xam-xam ne politique de développement laay def politique d'accompagnement laay def ku ma xam-xam ne je suis actrice de développement. te bu ma yemoon ci développement kese ma jëriñ sama askan mais def na de telle sorte que mu décroché ma won ma ne ma Macky Sall daf la soxla mais Fatick aussi daf la soxla mais ci biir loolu aussi damay tudd beneen leader muy Boubacar Diallo nga xamante ne fii la nekk ci Croisement TP gannaaw bi ma Papi Souri Kaba duggalee ci parti APR moom Boubacar Diallo daf ma utiliser ci période bii ñu toll ci dynamique unitaire bi nga xamante ne Macky Sall da ko woote mu fekk ma Croisement TP xëcc ma taf ma ci côtéem ànd ak man ci bépp activité boo xam ne def na ko ci biir campagne électorale yi may animer tey débat yi di animer proximité yi te itamit tey li ñu mën a tirer comme bilan mooy suñu liggéey ensemble jur na ay résultats parce que démb bi ñuy dem Diouroup ci benn communauté boo xam ne jeunes yi dañu bañoon ne duñ politique mais aussi mu am communauté PDS bu fa nekk boo xam ne tey man maa leen décroché ñu dugg biir APR dama ànd ak Souri Kaba Boubacar Diallo aussi dañu waroon ànd pour wane ni dynamique unitaire bi am na diggante Boubacar Diallo Aïssatou Gakou ak Souri Kaba mais yàlla dogal Boubacar Diallo am déchet au dernier moment donc loolu yëpp rek dafay wane ne ñun ñëpp dañu jóg pour que Macky Sall président suñu président am deuxième mandat te ni ma ko waxee démb ci meeting bi noonu laa koy gën a confirmer Macky desaluñu dara au moment où il a créé beaucoup de leaders à Fatick beaucoup de responsables politiques il a changé les situations de vie je pense que loolu nag ku mu ñorut ku mu ñu lugut ku mu doyut dara dootu la doy kon ñun suñu intérêt mooy ñu votel Macky Sall jox ko deuxième mandat. waa jàpp naa ne campagne bi ni mu déroulé woo Macky Sall mën na ci am ndam parce que ñi meroon seeti nañ leen te loolu moo ci gën a am solo y avait beaucoup de frustrés mais bëgguma kenn sanctionné Macky ndax benn leader ndax bu caaxaan weesu dëgg des ñun ñëpp xamante nañ te Macky def na li mu war a def na li mu mën a def mais ba mu dégager stratégie boobu ni jóg leen ngeen seeti nit ñi foofu fekki na nit ñi ci réalité yi terrain bi. parce que am na ñu bëri tey ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañu abstenir woon mais bi ñu doxee ak suñuy tànk dem ci ñoom dañu nangul seen kàddu te dañu jox seen kàddu te am nañ ci yaakaar
tey démb boo gisee li xew croisement TP mu mel ni ci histoire politique moo su fee am donc loolu may nañu yaakaar ñu xam ne ñun dañuy am ndam tout simplement parce que Macky Sall nag moom moo ko liggéey comme ni ma ko waxee démb keneen defu ko ku dul moom donc bilan bi moom la mais bugguma kenn nit sanctionné Macky ndax loo dund ak benn leader wala benn responsable politique. kon léegi lan moo di message bi ngay àggee leader yi nga xamante ne mën nañoo tax ñu sanctionné Macky Sall. effectivement loolu dafay am solo leader yi nga xam ne ñoom mën nañoo tax ñu sanctionné Macky Sall leader yooyu nañu bàyyi seen xel ni li ñu doon xëy na ci loxo Macky Sall la ko yàlla jaarale mais askan wi moo tax ñu def leen ko kon ñoom nañu gëstu askan wi xam ne askan wi ci lañ bokk ndax ku mel ni man ki ma indi ci APR jiituwuma ci Macky Sall mais dafa comprendre ne man am naa solo ci dund politique bi moo tax mu nangul ma ko donc yooyu mooy problème yi ak difficulté yi nga xam ne am nañu Fatick ba ñu bëri abstenir te itamit Macky a été pris par des compétences xëy na moom ba ko Ablaye Wade di jël fekk na mu am ay compétences fekk na mu am profil bu tax la mu ko dënk mu mun koo doxal correctement mais loolu jàpp naa ne ba tey suñu biir la di nekk na loo xamante ne dinañ ko mën a rectifier ci perspective yi di ñëw parce que fi ñu toll wuñu ci diingat benn responsable toll wuñu tamit ci benn yëkkati benn responsable ak benn leader la ñuy promouvoir muy Macky Sall man nag ñaari leader yi ma seq li ma dund ak ñoom loolu laa mën a témoigner muy Boubacar Diallo ak Sori Fanta Madi Kaba. yow nañ la bi ngay dugg biir APR dangaa dugg bu am doole. parce que yow base nationale nga am daanaka dangaa dugg ak 10 000 voix loolu lan moo ko firndeel. li ko firndeel mooy bi may def sama rentrée politique dama ko def le 12 mai ci jamonoy 15e national de la femme mu dugg initier benn programme tibbee ko ci biir plan Sénégal émergence jëmale ko ci autonomisation de la femme ndax ku nekk xam na sama leadership féminine fi mu toll ci réew mi ONG bi ma jógee yi tamit dimbali na ma ci loolu parce que cible yi nga xam ne moom laa amoon ak domaine ak zone d'intervention yi ma doon intervenir ñëpp bi mu duggee ci politique dañ ma jox seen kàddu yàlla dogal na yi tamit fépp fu ma dem ba bàyyi fa message ñooñu dañuy déclaré wu ne bés mi ki tey dugg nañu APR bés mi ki tey politique nañ ndax yow loolu moo ma dugal commune de Diouroup bi may dugg commune de Diouroup ay mouvement jeune la yoo xam ne dañu apolitique mais ñoom nee nañ sama démarche moo leen doy ba tax na suñ mosut woon politique itamit dañuy politique ngir man communauté PDS ba fa ne démb lañ ko firndelaat nee nañ li fa APR mënul am pendant 7 ans man bi ma ñëwee am naa ko parce que sama discours dama ko teg ci bonne gouvernance sama démarche aussi dafa leen a doy kon fii ba Ziguinchor fii ba Touba loolu moo indi liggéey bu am solo bi ma liggéey ci parrainage yi ma mën koo def. sama association kuréel gi ma samp dama ko tuddee rek femme émergence pour le développement à la base. waa Jaagoog Yaasin Jaagoog Yaasin dama ko dippee ci sama ñaari maam yoo xam ne ay artisan lañu woon gëm seen bopp moo leen yóbbu fu ñu yegg tey te démb wax naa ko ci suñu meeting bi nee naa ñun dañu fierté mais ñun aussi dañu autonome kon ñun bu ñu politiquee daan jëriñ suñu askan bu ñu politikul aussi dinañ jëriñ suñu askan man dama am mbooloo ba xaw ma nu ma koy def loolu moo tax ma ne Sori Fanta Madi Kaba rendre na service APR mais rendre na service Macky Sall rendre na service aussi le camarade Boubacar Diallo. Fatick TV, votre télévision numérique, notre télévision à nous. Allô le monde, voici Fatick. Fatick TV. Fatick TV, nous adna fe au télévision nous noxey. Inwa Fatick au télévision inoxey. Allô adna fe Fatick oxey. Fatick TV. Fatick TV, télévision mon, télévision amen, Fatick TV, télé adoni encore. Fatick TV, c'est une télévision numérique. Sunu télévision. Allô le monde, voici Fatick TV. Bienvenue dans votre télévision numérique Fatick TV. Des professionnels au service de leur région. Fatick TV, c'est de la diversité
Reportage, documentaire, dossier, débat, publi-reportage, invité de la rédaction, Fatick TV, c'est aussi de la bonne humeur. Fatick TV seen télévision numérique soxal tamit yéen ñi di yëngu ci wàllum tàggatu yaram.